toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem ci Seydou Kane jël soit ci affaire bi nga xamante ni mooy scandale 37 milliards yi nga xamante ni moo am fële ca Azer ginnaaw nag bi nga xamante ni kii di AE Power EPC bu Sénégal Seydou Kane jiite ko di doomu sénégalais boo xamante ni tey jii un patriote la mu doon un multinational jëmale ko nag ci ñi nga xamante ni mooy AE Power bu Espagne ginnaaw loolu nag scandale 37 milliards yi ku nekk dégg na coow li moom Thierno Alassane Sall jéego yu mu ci def li nga xamante ni mooy Banque Santander li mu ci daal di wax 37 milliards yi nga xamante ni jot na génn ñu luubal ko ci régime parti Pastef moom bay rapport bay det caché le premier ministre daal di taxaw ca arena daal di seetal ki nga xamante ni mooy directeur bi di Jean-Michel Sène alors que justice décidé gul benn yoon moom Maïmouna Dièye daal di taxaw ne Abbas Fall mi ci sàcc juróomi milliards su dee moo ko lekk moo tey ginnaaw loolu nag ki nga xamante ni mooy Seydou Kane ak ay avocat jàkkaarloo nañu ko taskatu xibaar yi indi ay lumière malgré nag point de presse bi nga xamante ni moom Jean-Michel Sène def na ko di directeur Azer te convaincre benn doomu aadama indiwul benn preuve daal di koy teg ci taawli en tout cas sénégalais lu ñuy laaj rek 37 milliards yi fan la dugg traçabilité bi moom la ñu bëgg a xam ndaxte li nga xamante ni mooy société bi di Banque Santander daal dina koy dekkee say jox leen ko te amul benn travaux boo xamante ni def nañ ko ci yéen ñii di naan nag détournement de deniers publics je crois que jot na tey moom mbay rapport du leader du parti Pastef du premier ministre moom Abbas Fall moom Maïmouna Dièye moom Jean-Michel Sène ñu leeral askanu Sénégal que li nga xamante ni tey ji Seydou Kane ak ay avocat yëkkati nañ ko nañu déglu ji seen extrait vidéo dellu soit na ko léegi coow li yëpp coow li tax Jean-Michel G Azer di tëbëka dal mooy laaj biñ ko laaj 37 milliards yi fu mu jaar fu mu dugg loolu dong nga tax muy tëb di dal parce que dañu constaté ni 37 milliards yooyu bi ko banque bi décaissé dañu gis ni dañu toog ñetti weer rek compte bi solde bi nekk 10 millions d'euros donc en 3 mois de 56 millions d'euros le compte est passé de 10 millions d'euros alors que comme ni ko Koyta waxee léegi benn liggéey commencé gul woon léegi ñu koy laaj rek 37 milliards yooyu fu mu jaar yan liggéey lañ ci liggéey kan moo jël 37 milliards yi loolu rek lañ koy laaj moo tax man ci AO Power dossier AO Power man duma ci sore parce que loolu rek mooy coow li mooy 37 milliards yi fu mu jaar Jean-Michel nañu ko wax ak AO Power Espagne EPC loolu rek lañ leen laaj fu 37 milliards yi jaar alors bu loolu weesoo dama bëgg a wax tuuti rek ci dossier Intermac parce que gis ngeen ni journal Yoor ñun la xëya tey dossier Intermac lu ne wax nañ ko modd tuuma bu nekk teg nañ ko Seydou Kane mi nga xamante ni deful dara sénégalais la nekk homme d'affaires bu mag di liggéey ca Espagne yàgg liggéey ay projet si noonu la gis ñetti projet yu nga xamante ni jàpp na ni réewam mën na ci bénéficier wu moo tax mu def démarche yëpp lëkkaloog ay société espagnole ak banque bi nga xamante ni yàgg na liggéey ak ñoom fexe ba projet yooyu ñëw Sénégal muy projet xëcc courant ci dëkkaan yi maanaam village yi di projet passant ak Intermac nga xamante ni li ko taxoon jóg mooy suqali mbayum Sénégal alors nee nañu Seydou Kane dafa am ay surfacturation yu mu def maanaam dafa gonfler factures yi pour sàcc xaalis loolu ay fen la man maa la ko wax ku wax ni dossier fii dafa am surfacturation jàpp leen ni day fen xam nga lu tax parce que prix jumtuwaay yooyu nga xamante ni baykatu Sénégal ñoo ko waroon bénéficier wu muy ay tracteur ak ay entrepôt frigorifique
nga xamante ni moom la ñuy denc soble bi ak pomme de terre bi nga xamante ni gis ngeen ni chaque année dañ koy mujj tuuri parce que day lamb. Donc pour éviter baykat yi bay ba pare nar a tuur li ñu bay looloo taxoon a jóg projet Intermac. Donc prix yooyu DCMP moo koy valider, la direction centrale des marchés publics mooy valider prix te laata mu koy valider direction centrale des marchés publics day tabb benn expert maanaam ku nga xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci loolu. Expert boobu mooy déterminer ndax prix yi ñu fixé yi jaar na yoon wala déet. Alors loolu mooy mbir mi, donc loolu dafa leer. Actuellement État du Sénégal li waral coow li ak li waral ñu bëgg galgal Seydou Kane mooy État du Sénégal dafa yoreel Intermac bu Espagne bi nga xamante ni moom la Intermac Sénégal di liggéeyal da ko yoreel plus de 9 millions d'euros depuis décembre 2024 mënuñu fexe ba fay xaalis boobu. tuuma yi ñuy teg ci kaw Seydou Kane warul parce que matériel bi nga xamante ni moom la waroon indi Sénégal dans le cadre de l'exécution du projet matériel bi ñëw na mu ngi port de Dakar. D'ailleurs matériel bi am na lu nga xamante ni état bi jot na ko jël ba distribuer ko paysans yi. Donc yor nee na am na rapport bu nga xamante ni génn na, mais maa ngi leen di xamal ni Intermac masul jot rapport ni provisoire ni définitif, amul, ça n'existe pas. nee nañu tamit dafa am ay décaissement injustifié yu tollu ci 22 milliards loolu aussi ay kàcc la, amul. lu tax amul mooy dafa mënul sax nekk ndaxte laata ñuy décaisser xaalisu projet bi dama leen di wax fu affaire yi di jaar ba ngeen xamante ni détournement mënu fa am, surfacturation mënu fa am, sàcc mënu fa am. li ci jëkk mooy document yi ministère de l'agriculture bi nga xamante ni moom la projet Intermac concerné mooy jëkk vérifier facture yi, moo koy jëkk vérifier valider ko. su ko valider ba pare si la koy jébbal DODP ñooñu tamit dañuy saytu facture yi xool ndax jaar na yoon, ndax méngoo na ak prix yi nga xamante ni moo nekk ci marché bi. bu DODP jàppee ni kat lépp jaar na yoon si lay doog a jébbal dossier bi la banque Santander pour que mu def décaissement yi. Donc gis ngeen ni processus boobu ay surfacturation mënu ci am, ay détournement mënu ci am, te banque Santander bi nga xamante ni mooy décaisser sur la base du dossier vérifié moom tamit bu jotee dossier bi day def ay propre vérification avant muy décaisser xaalis. Donc banque Santander du tëb rek décaisser xaalis, day décaisser xaalis sur la base d'un dossier bu nga xamante ni jaar na ci ñetti bërëb yu nga xamante ni dañ ko vérifier. moom tamit day vérifier avant muy fay, muy 4 vérifications avant xaalis di génn. nee nañu aussi am na ay fonds yu ñu versé dans des comptes privés dans le cadre du projet Intermac. loolu aussi ay fen la, ay kàcc la, amul kenn ku ko mën a firndeel ndaxte fonds yi nga xamante ni dañ koy transférer
au Sénégal fonds yooyu yëpp dañ koy loger ci compte bancaire bu Intermac Sénégal donc amul benn xaalis bu jóge Espagne banque Santander bu nga xamante ni mën nañ ko virer dans un compte autre que compte Intermac Sénégal donc su ma déggee ñu naan am na ay décaissement yu nga xamante ni dañ ko virer ci ay compte privé man daf may jaaxal loolu amul c'est pas vrai pour terminer li am mooy état bi dafa dem ba ci biir xaar ba Seydou Kane indi fi projet yu am solo yooyu ngi ci réew mi dem ba ci biir ASER lëkkaloo ak AOPOwer bu Espagne pour ñu effacer Seydou Kane loolu moo am noonu la ñu saboté projet bi ba actuellement lépp ngi tagatémbe lépp ngi taxaw la même méthode a été utilisée dans le projet Intermac pourquoi parce que Intermac État du Sénégal ci boppam moo saboté projet bi parce que dafa bañ exécuter ses obligations ay wareefam État du Sénégal dafa taxaw lànk ni du ko def moo tax projet boobu tagatémb léegi si obstacle yooyu nga xamante ni ci État du Sénégal la jóge mën naa leen ci citeel ñaar wala ñett parce que État du Sénégal d'abord dafa waroon délivrer Intermac ay titre d'exonération parce que xam nga grand projet yooyu buñ koy def ci réew mi day am ay titre d'exonération yi nga xamante ni mooy tax matériel boobu du fay ay taxes du fay douane du fay dara à l'heure où je vous parle État du Sénégal masul délivrer Intermac ne serait-ce que benn titre d'exonération xam nga loolu sabotage la ensuite équipement yi nga xamante ni mooy tracteur yeeg yi nga xamante ni importé nañ ko déjà mu nga port autonome de Dakar comme état bi joxewul les titres d'exonération donc bay kon ñoo ko déggandoo muy avocat Seydou Kane jiite li nga xamante ni mooy société boobu di AEPAO EPC Sénégal ci li nga xamante ni mooy contrat bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante ASER pour électrification ay villages fii ci Sénégal ginnaaw loolu nag li nga xamante ni mooy 37 milliards yi nga xamante ni décaissé nañ ko ñu daal di koy luubal ci seen première arrivée au pouvoir Jean-Michel Sène nag di directeur u ASER gis nañ ko daal mi ngi tëbake dal ay live Facebook ay TikTok ay point de presse te mënul convaincre benn Sénégalais lu waral loolu nag avocat Seydou Kane yi wax nañ ko mooy laaj bi nga xamante ni laaj nañ ko ñu ngi koy laaj lii di 37 milliards yi ba tey ji fan la dugg fan lañ ko dugal ana traçabilité bi na indi ay explication yu leer joxe ko ci loolu moo ëpp solo li nga xamante ni ñu ngi koy tëb di dal bëgg a ruumandaat bëgg a nëbb li nga xamante ni mooy sàcc nañ ko alalu askan bi ñu doon yuuxu régime Macky Sall ay sàcc la ñu ñoom dañu ñëw ci pouvoir bi au lieu que ñu xool lu ñuy liggéeyee promesse yu ñu tegoon mais lu ñuy njëkk def commencé di luubal askanu Sénégal di luubal alalu askan bi di luubal xaalis yi ba noppi di ko sàcc en même temps am ay kilifa ay ponkal yu nekk seen ginnaaw di leen protéger je crois que tey lii gàcc la li am solo ba am solo daal sénégalais yi ñi ngi xaar traçabilité su dee dañu ne jubbal jubbanti transparence droit à l'information ñoom ñoo ko voté assemblée nationale les sénégalais le peuple sénégalais bëgg nañu xam traçabilité 37 milliards yi fan la jaar génneel leen ñu documents yi ngeen rendre ko public sénégalais yi mën a xam loolu la avocat Seydou Kane laaj en tout cas li nga xamante daal mooy scandale ASER c'est le début du commencement tey jii li am solo ba am solo balaa ñuy sonal nit ñi gauche ak droite ci ay convocation nañu leeral askanu Sénégal alalu askan bi nga xamante ni tey jii mi ngi ci seen ndodd dañu koy luubal benn ñu leeral askan bi moo gën balaa ñuy egg ci élection municipale 2027 waxatuma la nag en 2029 kuy woote jubal jubanti maanaam dafay fekk nga daal di jub waaye tey jii sooy xool ñi gën a dëng ñu dàq sàcc ñu dàq luubal alalu askanu Sénégal yaakaar naa ni ñaari at lañ defagum ci bopp pouvoir bi tey koo ci audité woon ci ñoom di nga ci génnee ay scandale yoo xamante ni yu doy waar la te du doon ay accusation loo xamante ni preuve à l'appui la ñoom nag képp ku ñu mës a accusé yaakaar naa ni ba ñu demee ci justice amul kenn koo xamante ni justice taxal nañ la ci gis nañu kaaw Farba Ngom bërki démb bu mu demee et gëtu leen benn yoon ñu daal ci wax 125 milliards lañ ko doon jiiñ tey nag kii nga xamante ni jiiñ nañ ko 37 milliards te indiwu ci preuve je crois que ñoom ñoo jot pour ñu daal di leeral askanu Sénégal fan la ñu dugal seen xaalis